asalaamaaleykum yéen ñi duñu seetaan fii ci seen télé Leral TV ak leral point net ñu ngi leen di nuyuwaat di dellu ci seen émission Femme Actuelle émission bi comme ni ngeen ko xamee dañuy gas dem wër ay femmes ay jigéen ñoo xam ne ay ndaanaan lañ ay kàngam lañ ci seen domaine ba pare nekk na nit ñoo xam ne ñu ngi liggéey sans bruit ni tintamarre ñoom la ñuy dem wër génne leen ñu partager seen activité partager seeni jëf ak seen gëm-gëm ak mbooloo mi ak xale yi surtout inspirer leen ñu mun a gën a jéem a changer société bi tey nag ñu ngi dem seeti ki nga xam ne nii macha allah duñu ko présenter nekk na ko benn femme actuelle boo xam ne gis nañu bu ñu ceytuwee ci ay mbiram lu ñu yéem macha allah gis nañ li ñu xam ne namm nañ ko ci jigéen te mu nekk ci te kenn déggu ko donc tey moom lañ seet si dañu bàyyi suñu invité présenté boppam madame Naam bonjour. waaw bonjour Zeynab maa ngi nuyu ñëpp tey kiy wax ak yéen ñu ngi koy wax madame Diouf Ndeye Naam sama sant man Naam laa sant sama baay waalo la waa gaay ak bokkal lañu waaye ku am kër ndey dangay am kër baay sama yaay mooy doomu séeréer ak naar dëkk Fatick loolu moo ma booleeg Fatick ma juddu fa en 1962 màgge fa defe fa élémentaire foofu laa amee sama entrée en sixième doog a ñibbisi fii Dakar ci sama famille sama papa ak sama yaay continuer sama jàng nekkoon Kennedy foofu laa amee diplôme baccalauréat dem université génne N7 école normale supérieure enseignement technique professionnel nekk professeur d'économie familiale et sociale. ñu lay laaj tey boo doon waxtaan ak xale yu jigéen ñi encourager leen ci ñu jël opté matière scientifique yi que ñu ñeme science bi tey lan nga leen di wax ci lan nga leen di soññ. waaw foofu dama ci kontaan parce que man je suis une femme scientifique mathématicienne. Biologiste parce que mooy sama spécificité aussi mais ensuite def physique chimie. Science dafa nekk loo xam ne dafay développer l'esprit dafa am solo te jàmbaar nag moo ciy jaar réussir xale yi dama leen di woo xale yi jigéen ñi surtout ndax góor ñi am na loo xam ne peut-être téyewu leen ci suñ société góor ñi lu bari téyewu leen dañuy dem ñun jigéen ñun la ñuy téye ñu ci biir kër yi ne nañ togg fóot paase toog sëy baax na de parce que loolu ci li ñuy wax condition féminine la ñun duñu rejeter li ñu yàlla jox dañ koy téye boole ko nag ak takkaat suñu sër ñefe jàng am suñu yoon woo xam ne dinañ ci mën a participer au développement de ce pays. sa gis-gis ci mouvement féministe yi ci mot féminisme même maanaam lan nga ci gis lan nga ci mën a wax ak lan nga ci mën a soññ jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi. man ñi ñuy wax féministe man humaniste laa. walaay ñëw loolu question boobu mënoo cee mucc. waaw nit ki da ngay gëm sa bopp nga nekk ci benn société mu am ay réalité pour bañ a casser société bi. loolu da nga koy jël nga di ko muñ mais di xeex nit doo muñ rek toog rek di muñ ñu lay teg déedéet da ngay xeex xam ne lii ñu ma teg kat am na loo xam ne du yoon lii ñu ma teg am na loo xam ne yoon la mun naa ko changer defaraat ko ba mu gën a baax ndax yàlla dafa wàcc góor ak jigéen boole leen société bi ku nekk am sa condition yoo xam ne kële amu ko boo jëlee tey force doole yàlla góor la ko jagleel. tey ba ma xool yëkkati saako ceeb dina métti trop si man waaye boo ko xee xale bu góor léegi mu yëkkati ko teg ko fële du ko sax kii mais xel ak xalaat ak saytu ak toppatoo base de la société muy famille yàlla loolu yàlla jigéen la ko jagleel moo tax moom mooy ëmb mooy wasin xale yi jigéen ñi dama bëgg ngeen comprendre benn affaire yàlla suñu xarit la moo tax mu jël secret dënkuñu ko ëmb ak wasin loolu secret la jigéen rek la ko yàlla séddee ñu xam suñu valeur parce que dañoo xamatul valeur boobu ñu yàlla jox ñu moomal ko suñu bopp muy suñu condition mu teg ci ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañ naan ñu sëy ñu ngi sëy de man je suis à 38 ans de mariage maa ngi sant suñu borom
mais terewul maa ngi toppatoo samay liggéey mais da nga koy def ci fulla ak fayda parce que jigéen bu bugg a tekki foog mu metti parce que day am taaru société bi buy tegu si yow ñii naan waroo def lii waroo dugg fi waroo génn fële xeex rek ak am fulla ak fayda moo la ci génne xeex ak am fulla ak fayda nag du def yoo xam ne àndul ak suñu réalité du def yoo xam ne àndul ak suñu diine da ngay gëm sa diine gëm sa société mais di xeex di ko changer parce que amul benn société bu parfaite ci àddina bi nit ñi dañuy xeex rek di améliorer seen condition de vie ba agsi fii parce que defe naa yàlla ba muy wàcc nit amuloon sa yére mais loolu yëpp dañ ko xalaat xeex ko ba tey defe naa ku def yaramu neen si mbedd mi sax duñ la considérer comme nit dof lañ lay teg kon nañu xam li ñu am xam li ñu moom Senghor doon na ko wax dafa ne woon enracinement mais ouverture enracinement mooy lan mooy li nga moomal sa bopp nga téye ko saytu ko seet la ca baax nga amélioré ko seet la ca dëng nga defar ko société bi mun a jàkk. Donc madame Diouf ñu ngi lay laaj sa engagement citoyen ak sa engagement politique sa engagement sur la vie associative ak say réalisation yi ngay def yépp nga wax ñu ci daal tuuti ñu gën cee xam ndax ñu xuus ci sa découverte daal. waaw les leket CFB noonu lañ tudd leket CFB léegi leket émergence am na leket façon bu ne mais leket bi leket CFB capital financier à la base parce que dañu demoon jamono femme action di dem di wuti xaalis wala matériel di ko andil jigéen ñi mais ñu dem xam nga jigéen léeg-léeg ànd bi ni groupe day andi léeg-léeg ay jafe-jafe surtout xaalis bi ñu demee financement yooyu day poser problème pour nga am ko sax day métti mais taux d'intérêt aussi doon métti ñu ne nañu réfléchir ci benn système boo xam ne bu ñu ko andee ñoom du ñu fi toog rek di fay loo xam ne ñoo koy moomal seen bopp ñu xalaat ne bu ñu ko defee aussi bu ñu laaj lu bare ndax bu ñu laajee lu bari dañ leen di sonal encore ku amul boo koy dimbale da nga koy laaj lu ndaw ñu trouver leket bi bu ñu ñëwee ci kii bi quartier bi walla kii bi nu mu tudd village bi waaw dañuy woo képp koo xam ne mag nga ñu waxtaan ak yow képp koo xam ne yaa ngi fa yore mouvement muy xale muy mag ñu toog waxtaan ak ñoom informer leen ne leen dañ bëgg a ñëw monter leket bi ñoom ñu wool ñu jigéen ñi ñëpp taxaw toog ñu ne leen leket bi nii lañ koy ubbee ñun femme action dañuy andi benn somme symbolique rek duñu leen ko lebal dañ leen koy may pour ñu ubbi leket bi jox ko teg ko ci loxo chef de village bi par exemple wala chef de quartier bi ak imam yi parce que looy def aussi da ngay ñaan mu law mu am parce que leket day law mais mu am kii barke donc ñu teg ñoom ñu ñaan ba pare ñu teg ko ci digg bi lépp lu ñuy def nag dañ ko def ak transparence même xaalis ba fi mu ne ñu bëri ay millions la ñu toll démb rek am na ku may woo Foundiougne naan ma leket yi dañoo dox a dox ba dañ leen bugg a boole feete leen ndaxte leket bi gën a tuuti mu ngi si 2 millions bi ñu mujjee ubbi mu ngi si 2 millions et poussière te kii ba moo ko moom base ba donc biñ ko defee ñu xool ne da ngay ñëw revolving la dañuy commencé ci 5000 ku ci nekk da ngay jël 5000 boo ñëwee du am intérêt mais 200 yi ñu cotiser toujours mooy tax leket bi di gaaw donc buñ jëlee 5000 ba ñëpp jëlandoo 5000 ñu delloo si ko 5000 comme bëriwul dañ leen di wax mois bii ñëw nga delloo si 5000 bu ñu paree ba ñëpp jël 5000 ñu jàll ci 10 000 bu ñëpp jëlee ñu ñoo delloo si boobu 2 mois continuer cotisation yi dañuy dem ba am na actuellement leket boo xam ne ñu ngi ci jël 250 000 par personne. waaw boo jëlee 200 am na ñoo xam ne dañu naan 250 000 day diis si man. na ma ne leen mais leket pour sa activité développée la kenn lebalu la ko leket bi rek moo la ko lebal sa koñ. da ngay jël booy jaay sa gerte par exemple bu doon da ngay jaay fukki kilo par jour ñu jox la xaalis bu doy da ngay yokk li ngay jaay uti beneen produit dolli ci njaay mi gën a yaatu. nga dem ba mën a exporter importer parce que ci loolu la ñu bëgg jublu. loolu nag li tax yeneen structure yi ci biir kii bi di ci gis seen bopp lu mel ni centre de santé bi wala ASC bi c'est parce que leket bi dafa gaaw ñoom jigéen ñi ñoo ne dafa mel ni xaalis jinne tellement dafa gaaw dañuy toog ba ne
ñu ngi ci leb 50 000 suñ doole bëriwul nañ yemagum ci 50 000 bu ñu seddoo ba pare xaalis bi day des ci leket bi ñu ne nag aussi jàppalante la te suñ góor ñi ASC yi ñoom ñooy séddale xaalis jigéen ñi duñ ko laal bien que ñoom ñoo ko moom mais loolu yëpp pour transparence ak cohésion de la implication de tout le monde. Donc ñu génne par exemple benn somme ñu dem ci centre de santé bi lan ngeen manqué lan ngeen soxla ñu wax ñoom ñu évaluer xool ndax dañ ci génne 50 000 dem jox leen jënd li ñuy jënd dañuy surveiller xaalis boobu aussi buñ ne dañ kiy jënd ay gants ak seringue dañuy dem jëndi gants ak seringue ñu andi centre de santé bi. bu dee mosquée ba la ñu taxaw ne dem ca mosquée ba lan ngeen soxla ndax kaamil wala basang wala ay satala et cetera ñoom ñu wax wala koor gi ñëw tàndarma wala yooyu ñu wax ñu dem àndandoo ak kiy gérer loolu ñu dem jëndi ñëw ànd ci mosquée bi. bu dee ASC bi xale yi nawet bi di commencé ñuy waaj a dem ci seen match yi ñu ne équipement lañ soxla wala dossard wala ñoo xam ñu dindi ci jox leen wala ñuy def regroupement ñu yëkkati jox leen. bi may def 4e c'était en 1976 77 laa jiite ASC bu ñuy wax Magadan à Fatick ba léegi man président d'honneur laa ci. Donc 3 ans laa ko yore 3 ans yëpp maa jël coupe yi département ak région parce que jigéen nu muy manager équipe ak góor du benn déjà bu ñu doon football yi dama leen doon wax ne doo leen lekk lu niin parce que boo nekkee ci naaj bi di football mun na am mu di la gêner dama leen doon defal laax bu fat très tonne kii bi la ñu dem football yi bu ñu gañee dañ leen di reyal xar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon les présidents et autres ay mag yu am di ñu jàppale toujours yeneen équipe bi dañu naan ah Magadan tey dañuy michoué parce que ñoo gagné bu fekkee nag ne dañu mi-temps dañu kii match nul xam nga boobu du gagné dañuy rey béy dañ naan dañuy rey béy donc xale yi ne waa ba tey dañu lañ lekk yàpp rek togg suñuy laax ci guddi gi defar donc loolu aussi dama ci yàgg man dama yàgg ci mouvement associatif depuis ma am 8 ans ba léegi maa ngi ci mouvement associatif mooy li ñuy wax léegi rek réseau ci li ñuy ci kii les technologies de l'information et de la communication maanaam loo ciy def da nga koy ànd ak groupe parce que aussi doole mbooloo mooy doole man am na lu ma mën mais bu doon man rek duma ko mën ay nit ñooy ñëw jàpp ci ay góor ay jigéen ay mag ay ndaw ñëw jàpp ci mu dem waaw ma ciy woon nit ñi aussi liggéey bi ñun ñëpp a ko bokk ñu sellal ko ñu yaatal ko xale yi mun ci gis seen bopp parce que xale dafa juddu andiwul dara société bi moo koy yar moo koy toppatoo ba mu grandir nekk jeune nag di wut di léeg-léeg mu jaaxle ay man ndax dinaa am lii di gis ku yore oto di dem amitié de la Maguette dafa amoon femme boo xam ne moom moo nekk premier defe naa magistrat ou procureur Ndeye Mbayte Diop bu ma ko waxee ñëpp xam nañ ko bu ma doon jàng Kennedy rek dajeeg moom muy génne oto bi d'habitude dafa doon tombe heure bi may dem école rek muy génne oto bi ci garage bi bu ma rombee rek ma ne man dinaa génne sama oto sama garage yàlla def dama am kii rek dama am kii rek mars rek génn bi ma nekkee professeur année boobu laa am oto waaw bu may dawal bu ma duggee sama oto bi dawal rek sama xel dem ci tànn Ndeye Mbayte donc xale noonu la toujours dafay am ay modèles yoo xam ne ci lay copier ay idole donc ñun dañu war a nekk ay référence pour xale yi parce que xale yi dañ amatul ci fu ñu référé wu dañ leen bàyyi parce que jamono bi moo doy waar moo metti niñ daan toogee ci kër yi di yar waxatuñ kenn mu toog ca kër ga di yar loolu dafa mënatul nekk ndaxte ñaari loxo yi nekk ci biir kër gi ku nekk da nga war a wuti dugal ci biir kër gi ñu yar xale bi ba nga xam ne ëllëg moom it mu dugal loxoom ci kër gi ñu bañ a toog rek naan xale yi nañu dem wuti ñoom it déedéet xale dañ koy former dugal ko école encadré ko ba mu am xam-xam mën-mën moom it mu doog a mën a dugg ci société bi li ñuy wax société active mën a liggéey moom it ani mais day fekk mu am éducation de base parce que lépp nag éducation de base la. Madame la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales tey nag ñu lay laaj ci wàllu violence faite aux femmes ak violence bi ñu gis ci éducation bi professeurs yi élèves yi di dóorante di kurfañante di jamante loolu lan moo ci sa xalaat. violence bi nga wax noonu di ci toujours remercier président ci loi bi nga xam ne andi na ko criminalisation du viol mais comme man xam nga duma juriste man damay jël toujours distance par rapport à li nga xam ne
maîtriser wu ma ko trop. loolu defe naa ne juriste yi ñoom ñoo ci gën a mun a développer que ne man. mais li ma ciy wax rek mooy loo xam ne teg nañ ko Sénégal ñëpp di ko saluer. loolu rek laa ci mun a wax di wax ne président def na ci jéego boobu ñu ngi ciy sant yàlla. yaakaar naa ne dina tax nit ñi arrêté yu bari ci métital yi parce que métital la violence mooy métital. métital boobu nag nit ñi dañ ko defee ne physique la déedéet gis nga violence psychologique moo ëpp ci réew mi que sax violence physique. parce que nit ki nga xam ne tey dañ ko yar ci muñal dañ ko yar ci sutura muy daj lu metti du ko wax muy daj lu metti di ko nëbb mu ñu ne mooy sutura xamoo nu mu baree ci Sénégal bokkul ak ki ngay dóor muy yuuxu ñëpp yëg ko. donc violence boobu tey am na ci góor ñi am na ci jigéen ñi violence dafa yaatu de violence dafa yaatu am ci xale yi da ngay gis xale yi ñuy dóor ba di leen gaañ seen parents di leen dóor ba di leen gaañ violence dafa yaatu macha allah mais du loo xam ne dañ ko war a instaurer ci société bi. violence dañ ci war a def ndànk nit ñi dañu war a bëggante waxtaan bàyyi yenn defe ne boo violenté nit ki rek ci ngay amee résultat yi nga bëgg déedéet. gis nga dialogue parce que foog moo wax ko dialogue bi nga xam ne moom la président instauré dialogue social loolu la ñu war di def di waxtaan gis nga biir kër nit ñi dañuy woote waxtaan nekkat lii am na parce que parent bi aussi bu mu ne man maay parent bi di dicter ñi mu njoboote aussi ay nit lañ te dañu am xel boo wootee waxtaan ku nekk joxe sa xel yow mi nga xam nag yaay borom kër gi nga dem nag toog ak sa xel nga décider fekk nag def nga sa warugar loolu à tous les niveaux lañ ko war a def président nag di ci def liggéey bu am solo lépp lu muy def actuellement mu ngi woote di dialogue loolu buñ ko bàyyiwul rek defe naa ne léegi violence bi wàññeeku ndax nit ñi dañuy intérioriser ay problèmes yoo xam ne xaru bi mais violence la nit ñi di xaru da ngay gis nit ku tëba tëba rek rey boppam doo xam lan moo tax mu rey boppam fekk mu ngi woon ci lu metti loo xam ne bëggatul dund société bi kële di dem di la romb toilette fekk mu ngi ci lu metti xool nga am na feebar boo xam ne bu ñuy wax goitre gis nga nu mu baree jamono yii ci jigéen ñi c'est parce que nit ki dafay toog di dund yu metti di ko intérioriser di ko nëbb mais ñun comme dañ nekk ci société boo xam ne dañuy apparaître maanaam li ñuy gis nii rek la ñuy gëm sag loolu moo tax affaire bi doo ko gis fekk nit kaa ngi la romb mu nga solo yaa ngi koy ñee fekk moom moo la ñee mu ngay dund lu metti ci biir kër ga te du ko wax mun na am sax du jëkkëram moo ko koy teg mais kër ga société bi ci boppam mooy teg nit ñi yu metti man moo tax ma ne leen liberté am na mais liberté nañ ko am fu ñu ko teg waaw parce que violence bi am na ñoo xam ne ñu ngi koy résoudre ci ma am sama liberté lu ma neex ma def déedéet nañuy toog di xool suñ société bi nga xam ne dafa am ci sookul fu mu sukkandiku fu dëgër ñu fexe mu delloo si loolu donc retour aux valeurs bu ñu retourner si valeurs yi rek defe naa ne dina baax mais nag violence yàgg na fi de ñun dañ daan am élèves yu doy waar mais da ngay ñëw avec pédagogie nga fexe ba xale bi dellu si ba toog jàng comme moromam yi parce que loo gis rek am na fu mu jógee nga seet saytu ñun dañ am lu ñuy wax commission sociale bi da doon xool élève bi bu résultat premier semestre génnee parce que man dama ko doon def ci école bu ma dem bu résultat yi génnee ñu xool élève bi lu mu am ñu def ay recherche enquête woo élève bi laaj ko parent fu mu dëkk ñu dem déplacer xool sur woo parents yi ba xam condition par exemple mun naa ci joxe benn anecdote benn xale boo xam ne amuloon kii premier semestre bi amuloon màcc kii note bu baax ci les derniers la bokkoon mais aussi dafa meloon ne classe bi intéressé wu ko donc bi mu kiyee man ma remarqué ko ma xool def enquête ndikete xale bi dafa am problème bët toujours bu demee ci gannaaw du mun a gis du mun bind normal turam sax jàppoon naa ko mais fàtte naa ko parce que yàgg na c'était vers les années 90 bi ñu defee enquête ba xam ne dafa am problème bët dama cotiser loo professeurs yi ñu dem jëndal ko ay lunettes gis nga keroog bi ñu ko jëndalee lunettes il faisait partie des 5 premiers ba am BFEM am foofu ba dem bac ba dem université xoola xale boobu bu ñu ñëwoon rek ne dafa bañ jàng du dem moo tax toujours enseignants yi ñu ngi leen di woowaat ci ñu dellu ci pédagogie ñun pédagogie dañ ko jàngoon en 4 ans mais terewul ba ñuy génn école normale dañu joxoon
des séries de livres yu ñu war a jënd yoo xam ne c'est en pédagogie parce que jàngale nag dafa metti jël xam-xam di ko dugal si ay nit yoo xam ne kenn bokku ceeg sa morom fi nga jóge kenn bokku ceeg sa morom situation sociale nga bëgg ñoom ñëpp nga dugalandoo même heure même jour xam-xam ci seen bopp loolu pédagogie rek moo ko mun donc pédagogie boobu defe naa ne bu ñu ko delloosee si njàngale mi xale yi dinañ xam ne ñoom ay élèves lañ duñu ay ennemis enseignants yi enseignants yi seen xarit lañ war a doon enseignants yi seen encadreur lañ war a doon enseignants yi seen conseil lañ war a doon parce que loolu moo war a nekk ci biir école bi pour njàng mi mun a am njariñ wàcc ci xale yi pour ñu mun a jàll étape par étape donc xale yi ñu ngi leen di woo ci ngeen xam ne seen statut parce que man lii ma lay wax moom laa doon wax man dama amoon règlement intérieur bu ma tegoon sama classe bu école ubbee ma liiral ko élèves yi ne leen fii démocratie la lu nit d'accord nga wax lu nit d'accordul nga wax donc dañ ko defoon ba xale yi ñoom ñoo koy jëlal seen bopp am na ñu may déglu parce que ba ma bàyyee jàngale xaw na yàgg waaw jaar naa fi bloc scientifique bu Kaolack jaar fi li ñuy wax Canada léegi kii la tudd Serigne Cheikh Anta Mbacké yàgg naa fa trop mais dama doon wax xale yi fi démocratie la ñun ñëpp nañu àndandoo maa leen di jàngal nag mais dama bëgg ñu def démocratie ut ñoo xam ne règlement intérieur bi ñoo koy seet kii boo ñëwee ma ne la telle heure boo ñëwee ñu dàq la waaw boo ñëwee ñun ñu xool heure bi ñëpp ñu d'accord nañ leen dàq la et cetera ba mujjante bi dañ naan man maay seen yaay ñuy waxtaan di dem di ñëw ba xale yi actuellement am na ñoo xam ne ay directeur de banque lañ ñii am na koo xam ne maire la actuellement dama dem benn dëkk rek dafa kii mu ñëw def ki yem ba pare ñoo ne ma man la diw waaw ne ma nag del gën a tee wax encore ak société bi parce que li ñu doon wax moo ñu dimbale ba ñu yegg si fii. Madame Diouf tey ñu ngi la dalaloon ci suñu émission Femme Actuelle doon la wax nag tey lan ngay tàggatoog askan wi ak suñu téléspectateurs yi après avoir passé vraiment d'excellents moments après avoir développé vraiment donné des réponses à nos questions en profondeur ndaxte waxtaan nga fi waxtaan boo xam ne tey gëm naa ne xale jigéen ñi di déglu Femme Actuelle pour xam ci ay femmes de référence di ngeen doyal vous serez bien servi. waaw man maa gën a kontaan di leen gërëm parce que lii da ngeen ma jox occasion pour ma waxtaan tey ak waa Sénégal waxtaan ak surtout jigéenu Sénégal mais waxtaan ak surtout ndawu jigéenu Sénégal li ñuy wax jeune fille parce que dañu soxla aussi ñu leen ay références dañu soxla ñu leen jox ay conseils ñu leen dimbale pour ñoom it ñu réussir ci société bi pour mën a participer au développement économique du pays kon man maa leen di gërëm di aussi profito ci bés bi di nuy parce que 8 mars lañ jëm c'est la journée internationale de la femme may rappelé waat ne rek ay droit la lu ñu doon laaj xeex la woon rek pour am yelleef ñu am ko à chaque fois étape buñ ci toll dañu war a xeex avancer loolu mooy 8 mars comme nag dañu am une première dame bi nga xam ne mooy la première citoyenne du pays il faut ñu nuyu ko gërëm ko moom it parce que mu ngi def intervention yu am solo ci réew mi am na lu nit ñi gis mais am na lu nit ñi gisul muy femme sociale boo xam ne wax dëgg yàlla lépp lu mu mën mu ngi ci wetu jëkkëram muy le président de la république di ko jàppale kon ci bés bi ñu ngi ko ci ndokkeel moom itam di ko wax ne gis nañ ci sa loxo ni nga ko dugalee ñu ko ciy gën a encourager te di nekk ci wetam pour jàppale président ci liggéey bi di gërëm aussi le président de la république parce que Macky Sall wax naa ko sama début wax bu nekkuloon ak moom kenn du ma dégg ci politique am vision muy PSE mu nekk ci PAP 2 bu plan Sénégal émergent barki Dembo Njaay rek DER bi yokk encore financement yi nga xam ne mu ngi jëm ci femmes yi parce que moom ak sam yi mu teg li ci gën a am solo mooy capital humain te capital humain kenn mënu ko wax te waxuloo éducation capital humain kenn mënu ko wax te waxoo ñi ëpp ci population bi muy jigéen ñi ak jeunes yi moom foofu la vision bi gën a dem jigéen ñi xale yi ak monde rural seede yàlla donc président de la république ñu ngi koy gën a encourager ci loolu di ko remercier te di ko féliciter ci ndam yi mu àndil actuellement véritablement les femmes
sénégalaise. Donc jigéen ñi 8 mars bi gannaaw suba la président def na ci lu am solo la ca des nag li des sax bëri na mais nag la nga comme état mu ngi taxaw di ñu jàppale ñu nit nañu gën a créer synergie loolu aussi solidarité foog ma wax ko maa ngi leen di woo ci solidarité ku nekk yaa ngi sa secteur di liggéey macha allah mais suñu synergie àndandoo yëkkatindoo tegandoo da ciy am solo ndax dafay tax mbir mi gën a gaaw dafay tax góor ñi xam ne kat jigéen ñi kat déggoo nañ ñu nga lëkkaloo ñoom ñu gën a ñëw jàppale ñu wàññi aussi folklore bi te gën a jublu ci liggéey bi gën a jublu ci laaj suñuy droit di ci woo nag ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. waa ñu ngi kontaan tey bu baax ci ki ñu dalaloon macha allah elle est entrée dans la discussion en profondeur elle nous a servi vraiment benn débat boo xam ne nii xam naa dina doon utilité d'une grande utilité muy madame Diouf Naam ñu ngi lay jërëjëfal bu baax ñun waa Leeral di jërëjëfal yéen ñi ñuy seetaan toujours ci seen émission Femme Actuelle di remercier bu baax sama caméraman bi macha allah sëñ Fallou remercier Thiaré Mountakha ak équipe bi ñuy suivre ñëpp di leen jox dig daje ci beneen émission Femme Actuelle jërë ngeen jëf. Yuma la ko bonda